coow nag am na ci say yëngu-yëngu ndax bi nga wootee meeting keroog ca Matam ay gone Matam génn nañ ne dëkk bi mënut a nekk ci coono yooyu ñoom gone yi jàppuñ ci dara yéen ngeen jël xaalis bu bëri yàq ko ci meeting boo xam ni am na rassemblement déjà ci wàllu wér-gu-yaram am na luñ ci mën a tawat ba noppi itam gone yi sonn ngeen jël xaalis pasare ko ci meeting boobu. merci Babacar donc ginnaaw bi ma la nuyoo sant la gërëm la di remercier le président directeur général wala le président du groupe Futurs Médias nga xam ne bu ñu fi mën a toog tey jàkkaarloo ak téléspectateurs yi ginnaaw yàlla moom moo ko waral di notre ami et grand frère Youssou Ndour mais di remercier les xalifs généraux yi nekk ci biir Sénégal yépp xalif général des Mourides nga xam ne xalif bu baax boobu xalif général des Tidiane ku yaatu xel boobu bu Canaba bu Njaasaan bu Laayeen ak diine chrétien bi nga dem famille Taaleen Ceerno Bachir Muntaga Ceerno Madana Tall Ceerno Ahmad Tidiane Babou Madina Gounass Ceerno Mansour Baro bu Mbuur xalif généraux yépp maa ngi leen di gërëm bàyyiwuma kenn di jaale ñi nga xam ne ci événement yi fi passé d'abord dama leen di jaale seen mbokk yépp di jaale notre consul général décédé en Côte d'Ivoire Abdou Karim Bass ñu dem jëbbal ko boromam dimanche bi passé di jaale mbokkam yépp d'abord damay corriger parce que buñ ne xaalis dañ koy jël di yàq meeting ak politique ñoo ànd daa mel ne nga naan ziyaara am na lu nekk rek dafa am critère. mën na koo méngale ndax lu nekk ak waxtoom. waaw moom laa lay expliquer rek. politique amul waxtu. campagne moo am waxtu. faut corriger Babacar. campagne moo am waxtu. campagne loolu état moo koy valider. moment bi ba moment bi mooy campagne. wala élection moo am waxtu mais politique amul waxtu. mënoo nekk ci dëkk boo xam ne région de Matam nit ñi mënuñu faju normal xale yi xëyuñu ñu ne jël nga 120 millions yaak sa gars yi. ku wax 120 millions def ko ci meeting moom lañ dégg ba léegi indiwu leen ci leeral. loolu ñaata ngeen ci def c'est-à-dire que da ngeen am dañoo c'est que da ngeen di fàtte politique dafa am adversité saa yoo defee dara mu baax mu réussir ba ñëpp xam ne li jaar na yoon am na ñoo xam ne lii xol bu bon la ñuy yor pour xajamal loolu te yàlla noppi na loolu il faut que nit ñi sénégalais ñi nga xam ne dañoo bon xol ci meeting loolu ñëw ma fii di firndeel loolu. am nga damay corriger d'abord am nga devoir leeral ko. damay corriger d'abord ci sa. ndax réew mi mënuñoo jàmbat. waaw defal ndànk rek Babacar damay corriger jël moyen yooyu. mobilisation boobu xaalis boobu def ko ci. damay corriger d'abord nga wax ne man maa def meeting du man rek maa def meeting. non bëri na les responsables du département am na buy am suba ak gannaaw suba yëpp ci. waaw ci les responsables du département de Matam. gis nañ ko Kolda gars yi génn itam di meeting. ma ne la du man rek responsable du département politique amul jamono amul moment. jamonoy mbas lañ ne dañoo tere rassemblement. waaw defal ndànk rek ñun moment bi état d'urgence bi dafa pare vendredi ñu organiser suñu meeting. loolu moo jaaxal sax ni mu gaawee noonu nu mu gaawee noonu ñaata événement ñoo fi am. mu am ay ndaje yu bëri ci ay dëj ci ay yeneen yëpp ci ay ngénte ci ay xew xanaa ñun meeting bi rek moo leen c'est que meeting bi daf leen jommal. léegi ba pare loolu ngénte ak xew. waaw beneen mënoo ko méngaleeg ay téeméeri yu dajaloo ci stade bu rassemblement amee. te dañu tere rassemblement. Babacar. dama bëgg njeextalu état déglante boo ma posé question da nga may le temps de répondre nag. mais du ma la bàyyi nga wax lu la neex. parce que njeextalu lu ma neex mais ci li nga ma posé question. ba léegi njeextalu état d'urgence terewul dañoo tere rassemblement yi dañ ko tere ba léegi. waaw man ma bàyyi ba nga pare poser question may ma wax parce que yow laay waxal. maa ngi lay déglu yow dama lay tontu mais téléspectateurs yi laay waxal. maa ngi lay déglu. bul xuloo nag booy. maa ngi lay déglu. voilà dama lay corriger meeting bi du man maa ko def. dama ko def ay responsables politiques du département de la Matam ceux qui sont l'APR woote wuñ ñoon sax cadre Benno situation dafa xew ñu nekk ci biir réew mi nekk ay politique wàcc à la base discuter avec nos populations. Ça, c'est remobilisation de l'APR au niveau de la base. Montrer à l'opinion qu'il y a des jeunes contrôlés toujours par le président de la République, son excellence monsieur Macky Sall. loolu lu leer la beneen déglu ma wax la rek lépp dinaa ci ñëw man lu ma waxoon dinaa ko ñeme naa ko waxaat beneen bi ci topp aussi liñ ci jot a def noonu li ñuy séentu ci développement suñu gox du xaalis bi ñu naan def nañ ko ci meeting moo ñu nar a yóbbu fenn. loolu waxu ñi nga xam ne dañuy yàq dafa amul ay teggin. waaw laisse-moi terminer. quand on parle des hôpitaux président jël na décision di def ay 22 milliards. réhabilitation l'hôpital de Matam ay 4 milliards.
ñu soxla déjà financement di Dandamayo route de Dandamayo Oréfondé jusqu'à Matam am na beneen financement bi yàlla dogal na président de la république ci boppam léegi ci ñu ko mujjee gis laa bokk nii matul sax 1 heure de temps xam naa ni financement Matam jaar noonu dem Cempeng dem ba Orndolde génne noonu Balel dem Gassambiri loolu aussi sotti na su yàlla dogalee mu saa yu ñëwee Matam ñaar yëpp lay lancé ñu commencé ndoog yooyu mbir la ñuy séentu ay aérodrome ay agriculture bu moderne du ay peut-être 50-60 millions boo xam ne fexe nañu ba responsable ñi nga xam ne ñoo bokk si ñun nan la ñuy demee jàppale ñu si boobu politique bi ñu bëgg a woote au niveau départemental suñu egsee Fouta ñi nga xam ne c'est des responsables engagés nan la leen di jàppale ñu déplacé boo woolee mbooloo bu toll noonu aussi il faut mu am ay restauration bu ñu ñibbisee yooyu mbir mënoo koo jëlee ci politique loolu yooyu mbir lu ñuy séntu ci développement dama ni Matam ci nguur Macky Sall du lu ñuy génnee di ko organiser ay meeting moo ñu tere egg boobu objectif 60 millions loolu wax loolu 60 millions nga ni 60 millions ngeen ci def fi jamono tollu jël 60 millions def ko ci ay meeting mais lañ mooy politique ak meeting àndul du teggin xam nga daa mel ni lan la daa mel ni da nga mel ni diine àndul ak ñaan mais yéen xam nga diine dafa ànd ak ñaan ndax lépp bi ngeen di def ñaan meeting bi lay dafa fekk fukki nit ak ñeent ñàkk seen bakkan ci ay manifestes yu amoon ci réew mi politique laloon ko waaye loolu ki nga xam ne moom mooy suñu nit ñi profito doon wane métit wi ñuy dund ci réew mi waaw yow nga jël banaliser da nga jël banaliser 60 millions pour yow 60 millions du dara mën ngeen ko politiquer néew ma la du dara Macky Sall ndax du man rek maa ko génnee néew ma la du dara du man rek maa ko génnee bépp responsable bokk ci département bi yéen waa APR yéen a génne 60 millions voilà donc nag teg mais aussi mën naa ko gàddu sax man ndax ñi ko def dañ ko def situation de solidaire dans notre parti yàq bokkul ak bokk ko ak ñi nga xam ne moment boobu oto yi ñu luwee dañ ciy bénéficier wu ndax ñooñu duñu ay sénégalais carburant bi ñu duy ndax ñooñu duñu ay sénégalais kii wax yàq mooy koo xam ne bokkut ak ñun bëgg-bëgg bokkut ak ñun gis-gis place bi yàlla toogloo Macky Sall ñu ànd ak moom di ko gungee loolu lay gis loolu lay séntu loolu lay xaar ñoom ñooy communiquer ci loolu. loolu il faut le comprendre mais opinion bi ñi nga xam ne yow ci sa bopp xam nga ni waxoo fi dara. non waxuma fi dara mooy lan Babacar doo bàyyi yi ngay wax ku fi waxul dara mooy lan. mais 60 millions ci réew mu naqari ngeen jël pasaree ko comme ça ndax rek meeting puukare. wane ni yéen a ngi jàppale Macky Sall Babacar doo corriger li ngay wax yàq mooy lan. meeting àndu nag politique dama la ne yow laay corriger pour nga comprendre élection moo am moment élection dafa am jamono campagne dafa am jamono mais politique amul moment meeting saa ay rentrée politique ay déclaration politique ay création de parti politique loolu amul jamono campagne dafa am moment bi nga ko war a def ak bi nga ko warul a def loolu ci état lay jógee élection dafa am jamono mais politique saa yu la jàppalee nga am moyen am possibilité am capacité de mobilisation da ngay dem wàcc sa base def meeting loolu bokkul ak loo xam ne du yàq politique ak organiser meeting ñoo ànd kon kenn mënu leen tàqaliku daa mel ne sol mbubu ak sol tubay boo solee mbubu te solee tubay xam nga ni sol woo soo solee tubay kese te amoo mbubu xam nga ni sol woo. xam nga li ngay wax meeting kenn mënu koo génnee ak politique li ngay wax ni bu jaadu woon du ñu gis ay gone génn. oui non def Fouta tampi. il faut Fouta sonn na xaaral ma wax la rek def ko ci. xaaral ma wax la rek. xam nga même ci Fouta tampi ma ne même ci Fouta tampi yi xam nañ leen ñun ñoo bokk fu ñu dëkk duñ leen ŋaññi duñ leen mës a wax lu bon mais dafa baax ngeen xam yéen ñii di gis rek ay image di wax Fouta tampi rek ngeen dugg ci saa ngeen comprendre ngeen xam situation bi nekk foofu. def baax ngeen xam ñun déjà nous sommes des hommes politiques xam nañu suñu base bopp fa lañ bokk fa lañ dëkk xam nañ ne 93% yu ñu amal Macky Sall présidentiel passé am na tuuti pourcentage bu àndul ak ñun loolu xam nañ ko on n'est pas à 100% APR ou Macky Sall non du tout mais ñooñu ànduñu ak ñun benn xam nañ ne aussi ñi nekkoon même ci Fouta Tampi am nañ ci une bonne partie c'était des électeurs de Macky Sall li ñuy jooytu ni am na loo xam ne maîtriser wuñ ko à la base wala am na ñi leen manipuler pour nee leen seen yoonu Dandamayo bi jógee Matam une bonne partie côté boobu lañ jóge woon jógee Matam dem yoonu Dandamayo côté département de Kanel financement boobu c'est pas acquis wala am na ay financement 50 milliards yu ñu joxe dans les régions Matam bokku ci yooyu manipulation la ñenn ñi di manipuler ñooñu loolu la ñuy manifester te ñooñu suñuy mbokk lañu am na ci des gens yoo xam ne électeur Macky Sall te bis bu élection dawee Macky Sall soxla keneen soxla seen carte kenn mënu ko am ci ñoom Tampani je dis pas le contraire Fouta Tampani luy Fouta Tampi Fouta Tampani question bi ngay poser d'abord lan la firi. mooy Fouta sonn na wala sonnul.
Sénégal ak Fouta benn la ñun amuñu ñaari Sénégal Fouta ci Sénégal la bokk lu tax nga may poser question rek ndax Fouta Tampani Fouta li muy sentir mooy ki nekk Dakar li muy sentir benn Sénégal la amul ñaari Sénégal fii. kon nag nga ni dëkk bi métti na. déedéet non loolu dëkk bi métti na mooy lan corona moo métti coronavirus feebar bi moo métti. loolu du coonoy Fouta jiitu na coronavirus. non mais ñaata chef d'état yi fi nekkoon dëkk yoo xam ni amuñu jamono yi ngeen di jël 60 millions di ko def ci stade Matam ba di meeting amuñu lan man jamono yi ngeen di jël 60 millions. waaw di meeting ca Matam. waaw hôpital Ourossogui ba maladie bu ñu tàngee bëccëg ca garabe la ñuy dem féexloog ku la ko wax perfusion. ku la ko wax loolu musul. yaa ñu gën a xam fu ñu bokk yow. mais ñun xanaa ñun tamit dëkkuñ ci réew mi mais yow xamoo yaa ni léegi Sénégal benn la lu xew fii ñu nekk fële xam nañ ko. mais am na loo xam ne xam nañ ko foofu yow mënoo koo xam loo nekk journaliste loo nekk homme agent de renseignement ñun ñi bokk suñu biir am na loo xam ne xam nañ ko yow mënoo ko xam kan moo la wax loolu. ma ne kan moo la wax loolu dara matewul ñun def nañu làmb nañ suñu poos jënd ay climatiseurs yóbbu ko hôpital de Ourossogui du benn yoon man def naa ko keneen def na ko hôpital de Ourossogui joxe ay climatiseurs pour seddal loolu donc nag boo nee nii xam nga li ma la wax hôpital ba nga tabax sa dëkk sax hôpital ba nga tabax sa dëkk di dëkk bu ndaw hôpital ba nga tabax sa dëkk sax moo gën a yemb hôpital Ourossogui bi nga xam ne moo ëmb région bi yëpp mooy hôpital de référence ci région de Matam. mais yow ku la ko wax hôpital de Ourossogui daa bokk ak hôpital des Agnam. la am ci moyen ci hôpital des Agnam amul fële man comprendre naa ne xëy na am na ñu la duy mais